télévision Mourchid la chaîne des valeurs yéen ñi nga xam ne yéen a ko safoo di ko suivre ñu ngi leen di nuyu di am mbégte daje yéen ci édition bu spéciale bi fas yéen ci ànd ak koo xam ni dootuñu ko présenté Sénégalais yi ndax min nañ ko bu baax a baax mu nekk responsable ci daayira du Moustarchidine wal Moustarchidaty nekk aussi responsable ci parti bi nga xam ne mooy parti de l'unité et du rassemblement di Cheikh Ahmed Tidiane Sarr monsieur Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Mourchid TV yëpp di nuyu seen téléspectateurs yi ñu seetaan fu ñu mën a nekk ci àddina bi. alors monsieur Sarr ñu ngi lay fay di la dalal bu baax a baax ci plateau bi tey ñu gis ni actualité bi am na loo xam ne moo ko gën a marqué ginnaaw bi nga xam ni Serigne Moustapha Sy génn na def benn sortie ca tamxarit ba mu nekkoon ziara ginnaaw ziara bi ay réaction am ci ba tey gis nañ sax daanaka dëkk bi yëngu na lool ndax réaction boobu noonu ndax mën nga dellu si waat ci ziaru tamxarit boobu lu ko sababoon ak yooyu balaa ñu ñëwaat ci réaction yi nga xam ne moom moo ci am. waaw sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yëpp yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers Mourchid TV la chaîne des valeurs ziara tamxarit dafa nekk ci loo xam ne événement la de longue tradition ci biir daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaty yaakaar naa képp ku yàgg miin daayira bi ni muy doxee yàgg ngaa gis ni daanañu organiser manifestation bu mel noonu ngir yàlla ak Serigne Moustapha njàngaleem ak it taxawaay boo xam ne ni am na ko ci diine ngir jàpp ne muharram moo nekk le nouvel an musulman mu ci daan am habitude di ci dajale njaboot gi di waxtaan ak ñoom di leen jox ay orientation di leen teg ci yoon di leen leeralal fi nga xam ne nii moom la ñu war a teg seen tànk ren tamit mu jàppaat ko comme ni nga xam ne nii noonu la am habitude def ko njaboot gi Sénégal ak partout ñëw wuyu si ko mu defal leen orientation jàngal leen fàttali leen waaye surtout tamit revenir ci ay questions yoo xam ne nii waroon na ko leeral ndax loolu dafa nekk yoo xam ne nii lu spécial la ci moom mu waroon cee prononcé wu Sénégalais yi xam li nga xam ne nii exactement moom moo xew mais mu édifier ay njabootam édifier l'opinion je pense que loolu moom moo nekkoon essentiellement li nga xam ne nii moom mooy ziara tamxarit bi. alors ñu gis ni bi mu ko defee ba pare bëri na ay réaction d'ailleurs dafa mel ni sax boo suivre élément ziar bi keroog moom il s'attendait à ce que dina am ñoo xam ne dinañ génn di répliquer mais tey réplique bi ñu ci gën a jàpp tey mu attiré suñu attention mooy la réplique de Abou Sy nga xam ni frère am la ñu bokk Serigne Cheikh mu def benn sortie ci benn rajo de la place ndax mën nga dellu siwaat ci réaction yooyu moom nga xam ne moo ci am. waaw xëy na fii cadre bi ñu ciy waxee ndax dañuy faral di fàttali ne Serigne Moustapha dafa am ñaari famille dafa am une famille biologique mooy ñoo xam ne dafa bokk ak ñoom ci deret am une famille spirituelle muy ñoo xam ne li mu bokk ak ñoom mooy wàllu ruux wàllu spiritualité mu nekk ci nag kilifa goo xam ne ay milliers et des milliers de fidèles dañoo bootu ci gannaawam te ñooñu importance bi nga xam ne ni moom lañ am ci cause am ak aju gi ñu aju ci gannaawam moo tax ba lu ko laal rek laal ñëpp effectivement tey bu ñu dégloo benn chaîne de télévision de la place benn groupe de presse en tout cas dégg nañu réaction yoo xam ne ni am na par rapport ak waxtaan bi bon réaction yooyu nag ni ñu koy jàngatee ay tomb la yoo xam ne tomb bu ci nekk warees na ko mën a leeral ndax tomb bi may njëkkee ci biir waxtaan bi dafa wax ne Serigne Moustapha Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy joxu ko wert joxu ko ijaaza ma jàpp ne loolu njuumte la defe naa téléspectateurs yi mën nañu vérifier képp koo xam ne ni dem nga ci YouTube boo tàppee imam Moussa Gueye da nga gis mu nettali jour bi nga xam ne nii moom la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di jox werd Serigne Moustapha mu ànd ak moom di bisu àjjuma ci weeru koor bi ci des it damay laaj sëñ Pape Serigne Moustapha ak dimension Serigne Moustapha ak parcours am bu ko Serigne Cheikh joxul werd kan moo ko koy jox loolu waxuma sax ne am na fait historique bu dëggal loolu waaye ci xel rek ci xel mu sell rek nan la mën a nangoo keneen ku dul Serigne Cheikh jox Serigne Moustapha werd en tout cas histoire wane na ni Serigne Cheikh ci sortie yi nga xam ni def na ko bu ci mel ne bu foire moom déclaré na officiellement que Serigne Moustapha yaa ma gënal sama bakkan. waaw loolu danaa ci ñëw sax danaa ci ñëw
mais xam nga sëriñ bi ci boppam ci biir tarixa bi ñu nekk dafa am lu ñu tuddee ijaaza mooy li nga xam ne moo lay may nga mën a joxe werd. moom am na benn cousinam bu ñuy wax soxna Kiné Duudu bi mu waree jël werd sëriñ Cheikh nijaayam la ndax doomu soxna Zeynabu la bi mu tollee ci jël werd moom daf ne kenn rek moo koy may werd muy sëriñ Moustapha ba sëriñ Cheikh sax dégg naa di ko tooñ ne ko kon de xanaa da nga tax ñu gaawal sa càmmin defal ko li ñu ko war a defal ngir mu mën la may werd. moo tax boo ñëwee ijaaza sëriñ Moustapha li mu ciy bind moom ijaaza bi muy joxe waxu mën a moom am na ijaaza waaye day joxe ijaaza ñi muy jox ijaaza sax am na ci ñoo xam ne mën nañoo joxe ijaaza gis nga da ngay dégg moom bu bindee ijaazaam te loolu c'est important parce que problème mu silsila dafa am solo ci biir tarixa bi ñu nekk. effectivement. da ngay dégg muy wax ne kama adina lii walidi wa murabbi wa qudwati as-sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu anhu an shaykhihi wa sayyidihi wa sanadihi wa walidihi al-shaykh Abi Bakrin Sy radiyallahu anhu an shaykhihi wa walidihi wa mumiddihi al-imam al-haaji Malik ibn Ousmane radiyallahu anhu anhuma an shaykhihi wa xaalihi al-Fahima Yorowale an Shamsi Dhahirati wa Badri al-Anwar Taaj al-Aarifin al-Haaji Omar ibn Saïd al-Fouti radiyallahu anhu an al-Khalifati al-Akbar wal-Wali Sharif al-Ashhar Sayyidi Dhil Maqam al-Ali Muhammadin al-Ghali an al-Kibrit al-Ahmar wal-Qatm al-Abar al-Qutb al-Maktum Dhil Maqam al-Ma'lum bayna al-Qasi wad-Dani Sayyidina wa wasilatina السيد أبي العباس أحمد التيجاني رضي الله عنه عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن جبريل سيد الملائكة عليه السلام kon moom leeral la clairement ligne bi te lii muy ndigal bu wér parce que Serigne Cheikh même bi muy renouveler waat ijaaza yi ci fin année 90 yi léppam ci loxoom la ko teg te lii mooy texte bi nga xam ne nii moom lay wane ne moom ci ki mu jëlee ci Serigne Cheikh mu jëlee ci Serigne Babacar mu jëlee ci Seydil Hadji Malick mu jëlee ci maam Alfahima Yoro mu jëlee ci Cheikh El Hadji Omar al Fouti mu jëlee ci Cheikh Mouhamadin al Ghali mu jëlee ci Seydina Cheikh mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ci Jibril mu jëlee ci Rabbul Izza kon problème mu silsila moom dafa leer je pense que loolu lu jar ak préciser la te leer na bu ñaareel bi dañu dégg ci biir réaction yi mu wax ne sëriñ bi fi ñu denc soxna Sophie sax xamu ko. may leeral ne soxna Sophie mi ngi génn àdduna le 15 décembre 2008 jour boobu jour bu mémorable la jour boobu Serigne Moustapha bi muy ñëw Tivaouane ci ndigalu Serigne Cheikh ànd ak Serigne Pape Malick Sy ñu fekk fa Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin même Hadji Malick Sy Maodo bi ma nga fa woon ak yeneen i kilifa ci Tivaouane may fàttali ne jour boobu Serigne Abdou Al Amin wax na keroog. kaddu goo xam ne gu historique la ndax keroog daf ne soxna Sophie mii dem dootul ku ko gën dootu ko fekkati ci bàmmeel mu ne moom nag mën na faa fekk ña ko gën ndax mag ña jiitu suñu bàyyi Hadji Malick Sy Maodo teg ca benn xasida boo xam ne nii njëlbéen ga daf caa wax ne safat qalban safat ruuxan wa taabat sariratuha li xubbi saalihiina mu ne soxna sii dem de safat qalban xolam sell na safat ruuxam sell na wa taabat sariratuha biiram laab na li xubbi saalihiina ngir sopp ju baax ñi loolu moo tax mu wax sa keroog daal ne looloo tax mu mën a jur al murshid Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy kon defe naa jour boobu te may leeral aussi ci diggante boobu ndax sëñ Moustapha ku fonkoon soxna Sophie la soxna Sophie dafa daan wax ne xol bu sedd doy na ñaan xol bu tàng doy na ñaan mu ne ko waaye yow si suñu xol tàngul ci yow dafa sedd ci yow loolu defe naa mooy shahada muy seede bi gën a wér ci mbégte ak ngërëm loo xam ne nii way juróom wu jigéen am na ko ci moom beneen tomb bi mooy
wax gi mu wax ne Serigne Cheikh dafa dàq Serigne Moustapha ba pare rëbb ko man may wax ne baatu rëbb ku toll ne Serigne Cheikh ci dimension humaine am voire humaniste man gëw ma ne dana rëbb mbindeef mu yàlla bind waxantuma la ak muy rëbb doom ju gën ci doom yi di rëbb taalibe bu gën ci taalibe yi di rëbb lieutenant bu gën ci lieutenant yi ñun li ñu gis mooy Serigne Cheikh tagg na ko ñaanal na ko mooy li nga doon fàttali léegi loolu moom da ko wax ci public ñëpp seede ko benn bi c'est en 95 Serigne Cheikh war fa def conférence après une retraite spirituelle de 7 ans mu njëkk a génn ci foire bi fii ci Dakar jóge fa dem Ndar bi mu ñëwee Ndar Serigne Moustapha jëlal ko hélico mu jóge Dakar ñëw Ndar bi mu defee conférence bi bay dem loolu ñëpp mën nañ ko seetaan ndax lu amul seede baaxul mu téye ci loxoom ne ko sagal ngeen ñu yal na leen yàlla sagal kooku benn la bu ñaareel bi en 1999 fii ci foire Serigne Cheikh def conférence ba pare daal ne ci biir conférence bi mu ne Serigne Moustapha ñun ñu joxe suñ bakkan moo ñu gënal ñu bàyyi ñu sacrifier la ndax yow laay yaxantoo ma yaakaar ne nag loolu tegtal la ci baay bu am fierté ci doomam sëriñ bu am fierté ci taalibeem kilifa gu am fierté ci njabootam kon donc moo tax wax ju mel noonu bu jibee woroo ak ñun li nga xam ne ni moom lañ dégg Serigne Cheikh wax ko dana ñu jaaxal loolu moo tax aussi ñu apporter ci clarification yooyu. alors mais damay jàpp ni aussi ci rencontre boobu am na beneen élément boo xam ne Serigne Cheikh wax na ko élément boobu moom mooy permettre sax man moom mën a daal di poser question bi nga xam moom laa la bëgg a laaj ndax Serigne Cheikh wax na ko tu as des ennemis tellement mesquins. mais tey gis nañu ni attaques yi bëri na ci kaw Serigne Moustapha réaction yi am te ñuy tudd sax ay problème de terrain ay problème mu suuf yoo xam ni moo nekk à la base est-ce que réellement dafa am loo xam ni moo nekk à la base te ñu mën ci teg loxo mu nekk ay problème mu suuf ak affaire bi naka la demee réellement. waaw Pape c'est-à-dire que xam nga lu yëngu lu nekk la ko yëngal la ko ëpp doole parce que li xew lépp am na fu mu déparé muy biñ ne suba la korité dafa am benn góor gu baax bu ñuy tuddee Katim Touré dëkkoon ca Saalum jóge Saalum ñëw Tiwaawan ci loxo sëñ Babacar Sy radiallahu anhu ba sëñ Babacar jóge fi mu nekk ci loxoy Serigne Cheikh ak Serigne Abdou ba ñëw ci loxo Serigne Moustapha seen ànd rafet muy góor gu baax gu sell gu ñëpp xam ci taxawaayam mu génn àdduna biñ ne suba la korité Serigne Moustapha joxe ndigal ne bu ñu waree bu ñu jullee korité ba pare nañ ko yóbbul Tiwaawan ci biir këram ñu denc ko fa keroog bi ñu koy yóbbu Tiwaawan mbooloo ko yóbbu ñu sang ko jullee ko ci teewaayu ay junniy nit ñu denc ko ñu toog teg ci 21 jours ñu ordonné exhumation corps boobu nit ku tedd kooku ñu exhumer ko baatu exhumation Pape defe naa ci Sénégal ku ko dégg sa yaram dafa war a daw mais xam nga lan mooy problème bi événement bu mel noonu am fi boroom xam-xamu diine mi nga xam ne jàng na karaama muy tedd nga bi yàlla jox doomu aadama wala xad karram naa bani aadam wa xamalnaahum fi l barri wal bahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin min man xalaqnaa tafdila te doomu aadama buy dund teraangam muy dignitéem dañ ko war a sàmmal bu faatoo dañ ko war a sàmmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma ko gën a xam bu daan gis néew day jóg taxaw ngir màggal bakkan benn bés toog na ñu romb ko néewu yahut mu jóg taxaw saxaaba yim dendaloon ne ko xanaa xamoo ne kii yahut la mu ne waaye xanaa bakkan la kon doomu aadama bu mu mënta doon am na teraanga kon li war a exhumer doomu aadama pour génne ko warul nekk caaxaan te ça a été fait nag ci benn légèreté boo xam ne nii bu extraordinaire la faf ka ñu exhumer moom bañ koy denc am na certificat
bu wane ne dafa faatu gannaaw feebar clinique ba mu faatoo bind ko que ñu exhumé am na këyit boo xam ne nii autorité compétente yi joxe nañ ko ne war nañ koo denc muy permis d'inhumer kon où est le problème fañ ko denc boroom lew na ko ndax yor nay këyit yu dëggal ne moom foofa. alors justement foofu moo am polémique parce que ñu ngi wax ni am na këyit ñee aussi ñu ngi wax ni ñoom moom terrain bi problème mu terrain bi nan la demee. gis nga problème mu terrain bi li ci Serigne Moustapha leeral keroog doy na sëkk am na détails yoo xam ne du ma ci dugg ndax ñi nga xam ne ñoo koy saytu ñanga ca mais li wér mooy terrain bi depuis 82 la mu nekk droit réel yoo xam ne nii yu Serigne bi la bàyyikaatim fi ñu ko denc mu nekk ci biir propriété Serigne Moustapha te foofu dañ ko ériger en lieu de culte kon problème amul foofu mais Pape li ñu war a posé wu question mooy lu toll ne exhumation am ci réew mi maa ngi ko doon wax sànq boroom xam-xamu diine déggoo mu wax xëy na peut-être dégg nañ ku mel ne Oustaz Iran Ndaw mu wax ci ak réaction yi ci juddoo mais déggoo benn organisation de défense des droits de l'homme boo xam ne nii dénoncé na exhumation bi mënoon nañ leen a comprendre ñu ne bu fekkee ne procureur a ko ordonné ñu déglu ba xam exhumation bi ndax dafa jaar yoon wala jaarul yoon. d'ailleurs procureur daf daan d'habitude ci cas yooyu di def point de presse. kenn déggul mu def ko. kenn déggul benn organisation. du Amnesty du beneen organisation de défense de droits de l'homme boo xam ne nii dénoncé nga loolu. déggoo aussi benn intellectuel bu ci wax. léegi nag loolu doo xam ba xam complicité du silence la. wala silence coupable la doo xam ban la ci. mais lu ci mën a am. mooy am na loo xam ne yaakaar naa bu ñu bëggee Sénégal gu dal Sénégal goo xam ne jàmm moo fiy dox il faut ñu def li alquran waxoon inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl yàlla dafa ne bu ñu bëggee jàmm am ci pénc mi ku ne aqam nañ la ko jox te wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa ñàkk jublu nit wala ñàkk féeteeg moom wala ñàkk koo yéene jàmm bu mu tax tamit bu fekkee ne ni yàlla jox na ko àq ci mbir nga ko koy xañ man defe naa ni loolu actuellement mooy li am solo te it damay faral di wax ne Serigne Moustapha li mu bëgg bariwul moom mi ngi ci farataam mooy ñi ko yàlla booleel ci diine yàlla boole kook ñoom ci wàllu àdduna mu orienté leen teg leen ci yoon ma nga ca moom lenn rek la soxla nañ ko may jàmm kon defe naa ni suñu bëggee tey ji actuellement situation bii nga xam ne nii moom lañ nekk muy situation bu tendue bu ñu bëggee apaisement am ci mooy nañu jox borom dëgg gi dëggam jàmm am. alors joxe dëgg bi le 26 la war a doon mooy verdict bi. tey ban taxawaay la ñuy xaar ci Moustarchidine yi ban taxawaay aussi la ñuy xaar ci ñu yor àtte bi. waaw mooy li ma wax léegi. taxawaay bi ñuy xaar ci Moustarchidine yi mooy que ils sont derrière le responsable moral. comme un seul homme autour de lui. parce que réew. xam nga Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa mës a wax ne président Lamine Gueye dafa mës a wax Senghor ne ko Sédar Tidiane nii mu milité ci sa wàll réew mu ko defoon bëtam dootu fa xonqe waaye Serigne Moustapha li mu liggéeyal Sénégal ci yaral leen seeni ndaw ci jàngalal leen seeni ndaw ci orienté leen génération par génération réew mu nekk dañ ko war a delloo njukkal jàppale ko mais kenn waru ko faa teg coono wala bunduxataal ko wala xañ ko àqam kon donc je pense que les Moustarchidine comme un seul homme sont derrière le responsable moral te li ñuy réclamer mooy li nga xam ne nii ça leur revient de droit maintenant nag ñiy àttee aay bi ma wax sànq mooy appliqué yow ci seen kaw laa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an laa ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa Serigne Moussa nee na ki la jubluwul nee na booy sangu ci biir ndox daf naan yaa ngi may fëndal parce que daf laa jubluwul defe naa nag li jot mooy dëgg am parce que gis nga justice ak équité surtout la justice mooy dernier rempart d'un pays dafa nekk loo xam ne ni kenn waru ko foyee moo tax Serigne Cheikh nee na réew mu amul justice xamul nu fa nit di dëkkee defe naa ni le problème crucial du Sénégal mooy que il faut rendre justice nit ki bu amee àqam nañ ko jox àqam moo xam ànd na ak yow moo xam àndul ak yow
moo xam féete na ak yow moo xam féetewul ak yow defe naa lii mooy la vérité bi nga xam ne nii war nañ ko wax sénégalais yi ñëpp comprendre ko xam ne problème bi nii la demee Serigne Moustapha dañ ko tooñ ci biir tooñ ko ci biti kon nag pour mu régler mooy tooñ gi ñu ko tooñ nañ ko delloo ak xam lépp na jàmm na ñooy loolu rek mooy problème bi. alors sant naa la gërëm naa la temps bi ñu mayoon jot na xabaar yi ñu ngi ñuy xaar léegi ñu bàyyi la nga tàggoo téléspectateurs yi. waaw kon ñi ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu sutura ak xéewal incha allah ba beneen yoon incha allah jërëjëf. jërëjëf mu nekkoon Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di responsable ci daairatu Moustarchidina wal Moustarchidaty coow li lëmbee Sénégal gis ngeen ko problème mu sortie bi Serigne Moustapha def problème mu suuf ak problème mu terrain ba nga xam ni verdict bi la 26 la li mu wax nag ñëpp la concerné dëgg moom yàlla moo ko moom nañu fexe ba àtte ci dëgg bu ñu àtte ci dëgg fu dëgg féete ñu jox leen ko réew mi dellu ci jàmm parce que itam am na yeneen farata yoo xam ni moom mooy xaar réew mi parce que war nañoo jugee ci yi dem ci yeneen sant leen gërëm leen yéen ñi nga xam yéen ñu suivre tout de suite Mamadou Thiam mooy ñëw ak journal 20h bi bu ñu paree ngeen am seen acte plus ak ki nga xam ni moom mooy waa banlieue bi ñëw waxtaan ci inondation yi di leen jox rendez-vous ci prochainement ci yeneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh